sang bi sunu soppe leer gi doy na seede ñun de kunu laaj fii ba ëllëg loolu la ni seede sang bi la nu sopp leer gi doy na seede ñun de kunu laaj fii ba ëllëg loolu la ni seede sang bi sunu soppe billahi wallahi leer gi doy na seede. jërëjëf Seydi Mouhamed El Cheikh li nga développé ci waxtaan bi am na solo trop macha allah léegi nag ñu war a ñëw aborder benn côté waxtaan bi mooy côté Mawlaaya Cheikhana Ahmad Tijani ak mission bi rapidement rek boo doon tënk Cheikh Tidiane mooy kan mooy Cheikh Tidiane beneen bi mooy est-ce que Cheikh Tidiane daf la jox mission bu dee jox na la mission avant ñuy dugg ci déroulement mission bi nga xam ne dinañ ci dellu si ci yéen ci beneen laaj dañu doon laaj yan ñooy date clé mission bi ak définition mission bi aussi ñan la concerné Tidiane yi rek la concerné jullit yëpp la concerné nit ak jinne la concerné mission bi universelle la waa Sénégal rek la mais est-ce que monde àdduna rek la monde shahada rek la wala est-ce que waa xayb dañoo bokk ci mission bi donc loolu moo doon question bi ma doon formuler ci mission bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam Cheikh Moussa Ndoye maa ngi dellu di amaat fierté ci question bi nga ma posé ndax da nga ma laaj lu essentiel ci sama dund te mooy su ma la mënoon décriral Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif nan laa koy décrire li ma la cay njëkk tontu mooy Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif du ku ñu mën a décrire li waral kenn mënu ko décrire mooy koo xam ni leeram intense na ba bët bu ko xool bët ba mën na toj ndax leer gu bare waaye koo xam itam ni jëmmam taaru na taar boo xam ni ruux bu koy jéem a jàng di ko xool mën nga dem ba fàtte sax sa nekkin waaye koo xam ni cëram yaatu na yaatu boo xam ni xel mu ko bëgg natt xel ma dina xalaat ba fattu te du mën a natt cër ga waaye koo xam ni mbaaxam yaatu na yaatu bu tolloog ku ko bëgg xalaat ci wàllu mbaax ba am foo ko yamale daldi weddi sa bopp ndax fekk na mbaaxam weesu lool ku mel noonu gëw ma ni mën nañ ko décrire li ma mën kay mooy résumé tuuti ci moom moo tax boo ma laajee Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani mooy kan dama lay wax ni Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani ni ma ko mën a jàngatee mooy Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif mooy sama xol man Seydi Mouhamed El Cheikh fi ma tollu amul benn jëmm ju ma tollu foofu ci cofeel bi ma am ci moom waaye itam dama jeex ci moom tàkk te damay ñaan jeex boobu ma jeex ci moom mu nangul ma ko li waral nag volonté boobu ma am te jëme ko ci moom mooy Sëriñ Babacar Sy
dafa daan wax ni booy wéeru da ngay wéeru ca ka nga xam ni mooy boroom dayo ya. ma jàngat Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif jàngat bu ndaw rek. gis nga bi yàlla jëlee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ko muy le meilleur des êtres créés, ku yàlla bind ku nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo la gën. loolu yàlla moo ko dogal. yàlla jël yonent bi jox ko hikma bu tollook yonent bi wax ni ana minallahi wal muminuuna minni. yonent bi ni man ak yàlla la. yéen ña nga xam ni nag gëm ngeen seen ngëm di dëggu yéen ak man la. xam nga boobu lan la yonent bi doon jàngale mooy espace intermédiaire bi war a dox ci diggante yàlla ak croyant yi yonent bi moo fa nekk. moo tax yàlla dellu ci alquran ni ko wa atiu llaha wa atiu rasul. boo bëggee topp yàlla faw nga topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour ñu mën a nangul la sa topp bi nga topp yàlla. yonent bi ni kon espace intermédiaire bi dox diggante ñi gëm te seen ngëm di dëgg ak yàlla man maa fa nekk man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ana minallahi wal muminuuna minni. yàlla jël yonent bi def ko muy le meilleur des êtres créés. waaye yonent bi itam daldi tànn ki ko gënal ci léppam ci monde xayb. ndax yonent bi am na entourage. yonent bi am na entourage familial. am na entourage it spirituel. entourage spirituel am ki nga xam ni moo ko gën a jege nga xam ni mooy ndeyjooram di càmmooñam mooy xatmiyatul maktum di Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani. muy Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani nga xam ni moo possédé ñaari grade yoo xam ni depuis bi ñuy xalaat jamono ba jamono ñëw ba ñu nekk ci jamono mësaguñu yëg ko am benn grade ba rawatina ñaar ya. benn bi di xatmiya mu yore ko ca secret ba ñoo tuddee xutbatul uzna. benn ba di katmiya mu yore ko ca secret ba ñoo tuddee xutbaaniyatul kanzam. xatmiya Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif toog di tibbu leer gi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko roose ci mbooloom koo xam ni yàlla dogal na nga war nekk wali. ñu ni Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif mooy tabbu wali yi ci leeru yonent bi. fuyu daat ya nga xam ni mi ngi jóge ci yonent bi di wàcc Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani toog di capter fuyu daat yi di ko séddale di ci tabbu ruux ya nga xam ni ñoo war a doon wali ñu ni mooy xatmiya. muy doxal nag secret boobu ak xutbaani yu ba ñoo tuddee xutbatul uzna di grade suprême boo xam ni boroomam di yàlla moo ko ko jagleel jaare ko ci sangam di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. waaye Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani it yamu ci mu dellu ci katmiya yore ko secret ba ñoo tuddee xutbaaniyatul kanzam. xutbaaniyatul kanzam leer la boo xam ni ña ngi ko tànkee ca bahru kanzi. bahru kanzi nekk ca xayb nga xam ni leer googu mënul dem ci ñaar ci kenn rek lay dem. te leer googu ki mu nekk ci yow waxuma yow da ngay jug di wëri leer mais leer mooy jug di la wër. Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani yore katmiya bi di grade ga nga xam ni moo ko permettre mu nekk l'intermédiaire entre le prophète de l'islam et les autres prophètes. maanaam Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani katmiya bi moo ko permettre mu dox diggante yonent bi ak yonent yi. li ko waral mooy xatmiyatul maktum
li ko waral mooy barzaqul maktum li ko waral mooy qutbul wujudi ba nga xam ni information yu yonent yi bëgg jël jàllale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam information yooyu dañ koy jaare ci espace intermédiaire bu Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani mu segg ka yóbbul yonent bi wax ko pour yeneen yonent yi mu jël kàddu ga yóbbul yeneen yonent yi mooy gradu katmiya muy dimension élévation spirituelle boo xam ni kenn xamul la ca nekk ci ay maqaama lu dul yàlla moom mi nga xam ni moo bind Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif ak yonent bi nga xam ni mooy sëriñu Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani yamu ci mu leeral xayb na mu leeralee xayb mooy fexe na ba ruux ya nga xam ni ñoo war a teew ca xadaratul ilahiya cheikh defar leen ommat leen indi leen yamu ci mu leeral shahada na mu leeralee shahada mooy fexe na ba fu ne taalibeem toog na fa lal malaan naasiril xaq bil xaq bi di dal tal atil xaq bil xaq bi di dal laa ilaha illallah bu ñu garanti di dal istixfaar bu ñu garanti di dal waaye moom Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif yamu ca mu wéttali jàkka yi ba bu ñu julleetee jàkka yi dootul wéet zikrullahi bi des ci jàkka yi ci ngoonu ajjuma di riir wasifa yi di riir ci jàkka yi te lépp dëppook alquran ndax yàlla moo ni ci bisu aljuma yaa ayyuha allazina amanu ida nuudiya li salaati min yawmi aljumaati fasaw ila dhikrillah wa zarul bay'a zalikum xayrun lakumu in kuntum taalamuun dellu ni fa ida qudiyati salaatu fantashiru fi l ardi wabtaqu min fadlillahi wazkuru llaha kasiran laallakum tuflihun nga gis nag hikma boobu nga xam ni moo dellu ci wazkurullaha kasiran laallakum tuflihun moom la Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif liggéey ci ay taalibeem ba taalibe yi lal malaan di zikr salatul fatiha di zikr istixfar di zikr la ilaha illa allahu di zikr jawharatul kamal waaye Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani it yamul foofu yonent bi tànnal ka loo xam ni ñëpp bëggoon nañ ko te kenn mënu ci jot muy la perle de la perfection di jawharatul kamal nga xam ni ba ñu koy organiser ca kaw kàddu bi yàlla nekk ci biir te di xaqiqa kàddu bi yonent bi nekk ci biir te di xaqiqa kàddu Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif nekk ci biir te di xaqiqa ñu ëmb jawharatul kamal ak leeram ëmb jawharatul kamal ak xaqiqa ya indi ko ba taalibe bu toog ci malaan mën yor per bu toll noonu ci cër mën yor per bu toll noonu ci daraja mën yor per bu toll noonu ci maqaama di ko tudd di ca yëg ruuxam ni ruuxam di doxe jëm ca yàlla ndax dox jëm ca yàlla du jeex mukk kuy dox ci yàlla doo ko jeexal lu tax mooy yàlla dafay jëmm joo xam ni kenn mënu ko jeexal réalité boobu nag Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani def moom it buñ ko doon décrire nu ni fexe na ba sauver na ruux ya fekk na ruux ya tilim fekk na ruux ya lëndëm mu sauver leen waaye sauver ni it xol ya ndax xol la koy dundal mooy li yàlla ni ala bi zikrillahi tatmainul qulub lay dalal xol di ko bégal mooy zikr loolu la ci Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani def balaa Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani di ñëw cheikhu tarbiya yi ñu yaakaaroon yépp ku ci ne tarbiyatu nafs nga defoon sa priorité ndax bakkan nga mënoon yar maanaam nga fexe orienté nit ñi ba ni leen di leen def lii mooy lu baax di leen bàyyi lale mooy lu ñaaw Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani ba mu ñëwee ruux ak la muy bare secret la yàlla ëmbee ruuxu la yàlla dencee ruuxu ci jëmmi doomu aadama ruux boobu la utiliser di def a tarbiyatu ruux yi la doon yar te yàlla ni xuli ruuhu min abri rabbi wa ma utitum min al ilmi illa xalilan ruux boobu la Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani fexe jël di ko raxas di ko lenkali di ko defar ba ki xamul woon yàlla xam ko ba ki mënul woon àgg ci yàlla ba ku mënul woon yëg yàlla ba ku mënul woon teew ci xadaratul ilahi kon Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif suñu ko doon résumé ci gàttal
mooy ki nga xam ni sunu diggante di diggante shahada ak xayb moom moo ko facilité ba dem ci xayb dellu si yomb ñu loolu Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif moo ko liggéey ci ñun kon daal buñ ko doon décrire ci gàttal dañuy wax nekk ni cheikh yi ki nga xam ni cadeau la bu ñu yàlla indil pour képp koo xam ni bëgg nga leer pour képp koo xam ni bëgg nga dund ci leer pour képp koo xam ni bëgg nga dund ci yaqiin nga ànd ak moom mu defar la fii ci monde shahada defarin boobu di feeñ ëllëg ca jannatil firdaws te la gën a neex nag ci moom Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani mooy la mu indi yëpp dafa dëppoo ak alquran la mu indi yëpp dafa dëppoo ak enseignement yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ya mu indi yëpp dafa dëppoo ak shariatu muhammadiya la mu indi yëpp dafa dëppoo ak xaqiqatu muhammadiya ba nga xam ni doo ci jëf dara ci ànd ba ngay ànd ak moom ba ñu wax ni créé nga bidaa wala wàcc nga sharia wala miinoo xaqiqa léppi cheikh yàlla la yonent bi léppi Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif yàlla la ak yonent bi benn kay mooy dañu koy dispenser ci science boo xam ni jëmm ji àggu fa wala ñu indil la njàngale boo xam ni sa tarbiya àggu fa wala ñu wax la kàddu goo xam ni ci maarifa lay dellu waaye lépp lu Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani indi amul lu ca génn yàlla amul lu ca génn yonent bi parce que lépp leer la te bu ñu toppee loolu fam ñu jëme mooy biir jannatil firdaws bu ñu toppee loolu fam ñu jëme mooy ci ngërëmal yàlla te ngërëmal yàlla sax moo dàq dugg aljana kon su ma la doon bëgg résumél ki nga ma laaj ni kan la te mënuma ko xam ndax lottu naa ci xam ko ndax ni ay maqaamaam tollu lottu naa ci xam ko ndax ni mbaaxam tollu lottu naa ci xam ko ndax ni cëram tollu lottu naa ci xam ko ndax ni wilaayam tollu loolu laa la ca jota mën a mosal seen ruux mos ko seen xol mos ko ba ngeen xam ni daal ci gàttal mooy Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif du morom beneen bi nga ma laaj nag concernant la mission muy li nga wax ndax Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif daf ñu jox mission foog naa ni Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif bu ñu joxul woon mission defe naa tey renommée internationale bi nga xam ne am naa ko kon foog naa ni sama tur du àgg foofu ndax Cheikh Tijani Chérif may na nit ba tàyyi jox na nit cër ba tàyyi waaye bu la dénkul mission mën na am ni mën ngay dund ci réew sax ba génn àdduna te kenn du la xam waaye ku ñu dénk mission nag nga siiw mission bi ma Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif jox kenn mënul jox nit mission lu dul ni mission ba ca yàlla la jóge yàlla mooy yable gis nga diinal islam yàlla moo ko moom yonent bi c'est l'envoyé d'Allah yonent yàlla la yàlla moo yónni yonent bi jox ko mission Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani mission bi mu ñëwoon di jàngale wàllu xaqiqatu muhammadiya mission baa nga jaare ci jóge ca yàlla jaar ci loxo yonent bi soogay accéder ci moom sama mission man ca yàlla la jóge jaar ci yonent bi jaar ci loxo Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani mu désigné ma pour ma doxal ko Cheikh Tijani Chérif moo ma jox mission bi léegi nag lan mooy mission bi dafa am ñetti mission yoo xam ne ñiy gëstu ci wàllu xaqiqatu muhammadiya miin nañ ni amoon na mission yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni mooy ndeyu bépp mission bi yonent bi ñëwee fekk kenn ku nekk defoo sa moroom nawle fekk xeebaate bi fekk lëndëm bi fekk puukare bi yonent bi fexe ba ci mission mu dindi loolu taxawal kàddub islam ñëpp dégg kàddub islam nangu ko ñu xam ni kenn nekk fi ku dul yàlla ñi yàlla bind ñëpp ay jaamam lañ mu ànd ak ñoom di jaamu yàlla
bi Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif ñëwee indi benn révolution spirituelle ci biir diine islam mooy fexe ba xamal nit ki ni ko ni mu yaakaaroon ni amul accès ci monde xayb bay xam la fa ne Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani indi salaatul fatiha facilité doxam ci monde xayb facilité dund gi mu war a dund ci xaqul yaqin facilité xaqiqa yi nga xam ni war na ko miin ci biir ay monde yi nga xam ni yàlla dévoilé woo ko daf ko nëbb mu constituer réalité tariqa tijaniya nañoo defaree ruux nañoo fexe ba ruux sell nañoo fexe ba ruux jege yàlla mission biñ ñu dénk nag ñu tudde ko la révolution des lumières mission bi ma Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif jox dafa concerner diinal islam parce que mission bu ñëw te concerné wul diinal islam yàlla du ko nangu mission bu mënta ñëw ñu ni nitu yàlla lañ ko jox te concerné wul diinal islam mission boobu leneen lay doon mais yàlla du ko nangu ndax lépp base bi islam la war ne mission bi ma Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif jox dafa concerné diinal islam concerné tariqa Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani su dee suñu côté ci diinal islam li nu Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif sant mooy jox nañu science boo xam ni jox nañu xam-xam boo xam ni war nañu fexe jaare ci xam-xam boobu ba jàngal nit ñi liy yokk seen pas-pas ci diinal islam maanaam jaare ci science boobu fexe ba ku daan julli nga gën a fonk sa julli ku daawul julli nga commencé julli ku daawul jàpp nga commencé jàpp ku xamul woon na ngay jàppe nga commencé di jàpp gën a fonk njàpp te bàyyi négligé julli yàlla dafa ni ci alquran fa waylun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yuraun wa yamnaun al maun kon gis nga nit dina julli ba noppi di ko négligé Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani dafa ni mission bi ñu war a doxal ci islam nañu fexe ba ku daawul julli nay julli ku daan négligé julli nga bàyyi négligé julli ku mënul woon jug fajar ngay jug fajar koo xam ni dafa tàyyeloon ci jaamu yàlla nga jaare ca sawar ci jaamu yàlla waaye ku nekk it xam yàlla cër ba mu am ca moom muy bind ba mu bind jaamam nga jox ko cër ba mu mat ku nekk xam yonent bi gradam ca yàlla na nga xam ni ñëw na ci àdduna te yàlla wax ko wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin indiwul lu dul yërmande yàlla ci kaw suuf nga jox yonent bi cër loolu la nu Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani sant envers diinal islam beneen bi mooy ñu fexe ba propager diinal islam ba jeunesse bi nga xam ni defanoon nañu ni ñoom islam concerné wu leen ndax balaa ñuy jaamu yàlla dañu war a bàyyi ba màgg cheikh ni jàngal leen gëmloo leen loo xam ni ñoom jeunes ya danañu dem sax ba gën a sawar ci jaamu yàlla ka mag ña te ci loolu la ñu nekk ñëpp teg nañ ci bët beneen bi concerné tariqa tijaniya Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani mission bi mu ñu sant dafa ni ma fexeel ba unifier tariqa tijaniya fexeel ba ki bokk Tiwaawan fexeel ba ki bokk kër Cheikh Al Hadji Oumar fexeel ba ki bokk kër Cheikh Abbas Sall fexeel ba ku bokk kër Baye Niass fexeel ba ku bokk ca Ceneba yi ñoom ñëpp nañu dem ba yëg ni malaan boobu nuy lal ñoo bokk la ñuy jàng ñoom ñëpp nañu yëg ni malaan boobu ñuy lal ak sayxu tarbiya bu ñu mën a topp ci tariqa bi ak sama xalif bu ñu mën a topp man Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani nañu xam ni ay mbokki taalibe lañ gis nga yàlla day bañ déjà diviser ci monde islamique rawatina itam nga dem nag ba yóbbu division ba ci tariqa cheikh booboo gën a garawati yàlla dafa ni innamal mu'minuna iqwa fa aslihu bayna aqwaykum wa taqullaha la'allakum turhamun tous les musulmans sont des frères jullit bii di julli ci jàkka ji nekk Màkk moom ak jullit bay julli ca jàkka ja nekk Sénégal ay mag ak rakk lañu war nekk li jullit bay julli ci jàkka ja nekk Chine moom la war a yéene jullit bay julli ca jàkka ja nekk France jullit yépp ay mag ak rakk lañu war nekk rawatina boo demee ba ci tariqa Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani cheikh ni fexeel ba taalibe bu ma am mu xam ni moom ak moroomi taalibeem ay xarit lañu war a nekk ay frère lañu war a nekk
li taalibe Tiwaawan bi yéene boppam moom la war a yéene taalibe bi nekk Medina Baye li taalibe bi nekk Medina Baye yéene boppam moom la war a yéene taalibe bi nekk kër Cheikh El Hadji Oumar ndax yëpp donte cheikhu tarbiya yu wute nañ donte xalifa yeleen tarbiya wute nañ ci benn kër la ñu nekk ci benn ëtt la ñu nekk muy ëttu Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani te cheikh lu yonent bi d'accord la d'accord lu yonent bi d'accordul d'accordu ci li islam d'accord la d'accord lu islam d'accordul d'accordu ci réalité boobu mooy mission bi nag ànd ak ay xaqiqa yi mooy Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif secret ya nga xam ni dañ ni woon ci tariqa bi kenn du ko tudd kenn du ko wax dañ koy nëbbu parce que ku ko wax doo fi am ñetti fan Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif may ma autorisation bu tolloog ma mën di toog di wax xam-xam ya moo tax ngeen gis ma ba léegi may révéler secret tariqa bi te continuer di dox sama mission bi di gën a yokku keneen ku ñu ci toppandoo woon te amoo ca ndigal boo ko defee tey foog naa ni bu subaa doo ko def ndax tariqa bi gardien wam di Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani tariqa bi mag ñi nga xam ni ñi ngi toog guddeeg bëccëg nga defe ni ñi ngi seen xabru fekk benn seconde du rëccu leen ci tariqa bi ku ci ne yaa ngi ci bàyyi xel looloo tax lu nit doxal ci tariqa bi ren ba déwén continuer di gën di avancer yëgal ni loxo Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif mi ngi ci mbaggam mission boobu nag Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani dénk ñu ñëpp la concerné ndax yàlla dafa ni wama xalaqtu jinna wal insa illa li yaabuduni binduma nit ak jinne lu dul ngir ñu jaamu ma kon lépp loo xam ni day dellu ci domaine islam di dellu ci domaine tariqa tijaniya su concerné nit rek concerné na jinne moo tax mission bi ñëpp la concerné beneen bi itam ñu bari la ñu xamul mooy mission bi du mission rek réewum Sénégal xam naa ni sax moo tax sama détracteurs yi sonnoon ndax duñu yaakaaroon mission réewum Sénégal mission universelle la ku yore message yu islam message universel nga yore mooy message boo xam ni naka jullit bi nekk Sénégal war a dégg jullit bi nekk ca continent asiatique dégg-dégg boobu nga ci war a am tariqa la boo xam ni yamul ci réew mi soo génnee ci àdduna gis nga ni xalifa Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani yi jiitu kenn ku ca nekk liggéey na ca ba continent boo dem fekk fa ay disciple Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani yu toog di wazifa kon mission tariqa bi it mission la boo xam ni dafa wër àdduna yépp kon kuy doxal mission tariqa bi it message bi warul rek nekk message bu yem ci réewum Sénégal mission universelle la léegi nag xëy na am na ñu ma yéene woon mission boobu Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani jox ma ko man de sabab lu ma mission bi dogalub yàlla moo ñëw na dogalub yàlla ñëwee woon ci yonent bi yàlla jëkki saa tànn ko yonent bi doxal ñëpp waxoon waru ko doxal ndax yàlla buy yónni waru woon yónni kii notable la waroon yónni warul woon yónni ku bokk famille bi warul woon juddoo fii lu mel noonu moo ma dal man Seydi Mouhamed El Cheikh moo tax ba mission bi jógee ñëpp ni warul woon yor mission bi ña sant nangam ñoo ko waroon yor dëkk nangam la waroon jóge loolu bu ma ko kenn kalaame ku koy kalaame demal nga kalaame ko yàlla te gis nga mag ñi ñu am ñëpp fexe nañ ba dindi nañu aada googu waaye dañoo amul ñu leen ci dimbali suñ ci doon lim tey ku mel ni Cheikh El Hadji Malick nga xam ni fu tariqa tijaniya àgg fii ci Sénégal moom la Maodo wax na ni sama kër santul si yàlla la sant Cheikh El Hadji Malick moo ko wax ñi may déglu ñëpp te bokk Tiwaawan xam nañ ni lii dëgg gu wér la ndax ñoo ma ko gën a mokkal Maodo nee na sama kër santul si yàlla la sant xam nga lu tax parce que yëg na ni kuy jëf ci wàllub yàlla ci këram nga bokk kuy jëf ci wàllu yonent bi ci këram nga bokk kuy jëf ci wàllu Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani ci këram nga bokk loolu yëgoon na ko léegi nag loolu nga xam ni mission bi am na ñu mu arrangé ñu yéene ma ko am na ñu mu arrangé wul man sabab lu ma mission bi mission la bu ñëw ma yore ko war ka nag doxal nii Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif sante ma ko te ngeen gis bés bu xëy ma nekk ci waaye itam yëg ngeen ci kuy seede ni mission bi kat ba ma koy doxal ba léegi gisu leen ci benn point bu génn yàlla benn point bu génn yonent bi wala benn point bu génn njàngale mag ñi wala benn point bu génn réalité Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani ku ko ci gis na génn point ba amul
li am kay mooy dégg nga xaqiqa boo xam ni xëy na sa xel àggu fa woon dégg nga maarifa boo xam ne amoo tarbiya bu tax nga xam kàddu yo ñuy wax lan la gis nga shariatu muhammadi ci teggin boo xam ni xëy na yow teggin boobu sa jàng àggu fa woon waaye la ñuy doxal génnul shariatu muhammadiya génnul xaqiqatu muhammadiya kuy seede rek seede nga lool yi ci des nag ay secret la yu nu Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani jox pouvoiru ñu mën ko tudd mën ko jàngale nit ñi gën ko dégg gën mën a farlu ci mission bi waaye gën mën farlu ci yoonu islam gën a mën a farlu ci yoonu tariqa tijaniya te ñi may déglu ñëpp amul ku ci wàññeeku ñi may déglu ñëpp da ngay dégg ñu ni ku may déglu dafa gën a yokk ci wàllu yàllaam gën a respecté julleem gën a respecté kooram ku daawul génne azaka di génne azaka ku décidé woon nu du dem màkk di dem màkk di aji ñuy jug fajar toog ci malaan yi di wasifa ngoon ñu nekk ci malaan yi di wasifa xadaratul juma ngoonu aljuma malaan yi fees dell sama mission man Seydi Mouhamed El Cheikh de kuy waxte yàlla tax gis nga ni lii la indi ci réew mi te lii it lay indi ci àdduna léegi nag concernant date clé yi nga wax mission bi ma Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif joxe wérd en 1997 ci la commencé woon ndànk-ndànk di véhiculer sama message bi nag bi mu demee ba avec l'avènement d'internet nga xam ni nit mën na wax fii benn kàddu àdduna bi yépp jot ca ñu dem côté 2015 ñu commencé di ko gën a dégg ci internet ndax ñun gàmmu gi ñu njëkk dugal internet mooy gàmmu 2013 ñu dem 2016 mission bi gën a ti siiw ci internet bi ñu dem 2017 ñi xamul nag defe ni mouvement bu bees la ñu xalaat ni lii daal nañu def le tout pour fay ko ca la détracteurs yi jóge lu nekk ñu wax ko caricature ñu diaboliser ñu ma xamal leen la ma leen xamaloon ni leen Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif ba mu ñu dénk mission bi dafa ni ñu 2075 la jëm te gëm naa Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani wóolu naa ko wóolu gu tolloog lu Cheikh Tijani Chérif rëdd xale du ko effacé mag du ko effacé borom doole du ko effacé borom pouvoir du ko effacé moo tax loo ci gis ñuy wax ñuy gën di dox ñuy contre ñuy gën di dem ñu ni critiquer mbooloo may gën a bare ñuy wàññi ñu bëgg nit ña wàññeeku nit ñay gën a bare date clé yi daal mooy 1997 ba mu ñu joxee wérd bi ñu commencé doxal ñëw ba 2016 avec l'avènement d'internet mission ba siiw ñu ñëw 2017 mission bi di gën siiw suñu demee ba 2022 nag mooy tournant bi ëppati doole ci mission bi suñu demee ba 2022 mooy tournant bi nga xam ni date clé la ci biir date clé yi ci biir mission bi ku xippi sa bët rek tey seetaan di nga ci gis réalité boo xam ni ba nga juddoo ba fii nga toll mësuloo gis bii réalité ndax mission bi la mu ëmb dafa bare waaye réalité bu mu làkk dafa bare waaye li nekk ci biir te xamuñu ko it te muy dellu ci islam dellu ci ni yonent bi daan doxale dellu ci ni Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani bëggee jamono di ko doxe ñu bari xamaguñu loolu ndax man mii dox mission bi lu nekk waxal nañ ma ko mais ñu néew ñoo ma xamagum ñu bari xamaguñ ma suñu demee nag ba àgg ca di dox defe naa ni di nga gis fii nit Sénégal lii ma di leen wax na ngeen ko jàpp lii ma di leen wax na ngeen ko jàpp yéen ñi may laaj it na ngeen ko déglu bu baax comme nag da ngeen di gëstu di def investigation na ngeen seetlu lii ndax 2022 yàggatul dama ni leen mission bi dina toll foo xam ni fii ci Sénégal man fii laa juddoo fii ci Sénégal laa yaroo fii ci Sénégal laa tuddee mission bi fii ci Sénégal laa màgge fii laa commencé di doxal mission bi nit dina jóge fii ci Sénégal na ngeen jàpp lii ma di leen wax jël avion ñëw ba réewu arab yi di ma fa fekk si pour ziar si ma te fii ci Sénégal laa juddoo fii laa màgge fii laa yaroo nit dina toog fii ci Sénégal ma ni la ba mission bi raw ko mu jël avion fii ci Sénégal dagg biyam dem di ma seeti ci réew moo xam ne balaa jot ci man dana sonn lool mu ñëw ca réew ma pour jot ci man pour ziare ma ca réew ma alors que maa ngi Sénégal mi ngi Sénégal deful woon loolu ba léegi nag mission ba rëcc ko mu dem di dabaatal loolu lii ma wax leen na ngeen ko seetlu d'ici 2022 di ngeen ci teg seen bët ba xam ni man lu ma leen wax rek neex na vérifier tabarakallah kon comme question bi foofu la yamagum ci date clé yi ñu wax la rek Moussa Ndoye ni la nga ñu laaj daal foofu lañ ci yamagum ba ñu dégluwaat beneen laaj incha allah
ba ëllëg loolu la ni seede sang bi lanu sopp billaahi wallaahi leer gi doy na seede